salaam nuyooti naa leen dama ne woon nag maa ko fi waxoon nag bu ma kenn vaar maa ne woon affaire yi Sénégal raxasu woon naa ci ba set parce que dafa am lu taxoon waaye gis naa ni entre temps diggante ñaari fan yi jàll sénégalais yi nga xam ne ay sénégalais yu honnête lañu ñu ngi góorgóorlu te yeyee nañ ñu delloo leen njukkal ñu sargal leen ñu yëkkati leen ñu kañ leen parce que yi tamit même ci jamonoy buur ya am na sénégalais yi doon bañ ay bañkat lañ moom même bu fekkee minorité lañ woon amoon na sénégalais yi jóg xool seen ngor xool seen diggante ak yàlla takk seen fit jàmmaarloo ak buur yi di leen wax ni benn buur moo am muy rabbi samaawaati wal ard donc mu ñëwaat rek tey pour quelques précisions quelques points yoo xam ne ni dama ciy def question jébbal ko askan wi nga xam ne ñoo moom Sénégal moom état Sénégal te am sañ-sañ wax ci Sénégal ni muy doxee waaw réew moo xam ne président bi moo am tous les pouvoirs il est le chef suprême des armées mooy le chef suprême de la magistrature moom mooy nommé le procureur de la République moom mooy nommé le ministre de la justice te procureur mi ngi dépendre ci ministre bi dépendre ci premier ministre comme premier ministre amatul mi ngi dépendre ci président juge yi nga xam ne ñoom la ñuy dox dossier yi président moo leen fal dama leen di laaj question parce que nag tollootuñu fu ñuy saagaak di sànni xeer ak di wax nit loo xam ne waruñu ko wax dañoo toll ci débat d'idées ñu indi xam-xam teg xel ak xalaat ñu waxte aqulaayi taala te yàlla tax réew moo xam ne le président il est le chef suprême de la magistrature il est le chef suprême des armées le président moom mooy nommer les juges le président moom mooy nommer le procureur le président moom mooy nommer le ministre de la justice réew moomu yaakaar ngeen ne ku ci am contentieux ak état justice dina la teg ci yoon àtte la ni mu waree yaakaar ngeen ko bu fekkee am na ñu ko yaakaar ma xam ne nag ñooñu dañuy nelaw wala dafa am leneen lu leen animé mais du vérité équité égalité et justice animé wu leen réew moo xam ne le président il est le chef suprême des armées il est le chef suprême de la magistrature juge yi fi nekk moom moo leen di nommé mooy nommé procureur ci say ordre am lañ nekk mooy nommé le ministre de la justice juge yi nga xam ne ñooñu la ñuy jox dossiers yi ñoom ñoo leen yilif yaakaar ngeen ne loolu liberté ak justice dina am ci dëkk bu mel noonu dama leen di demander question rek pointer moo doigt ci kenn parce que itamit dañoo nekk ci réew moo xam ne ñii seetaan ñoo ëpp ñi jóg ñii seetaan ñoo ëpp ñi jóg parce que dafa am ku ci nekk derrière ta tête beneen objectif bu nekk ci sa bopp parce que boo xoolee population Sénégal bu lu ci ëpp seen njariñ la ñuy seet dañ naan Sonko am na problème moom nangam ak nangam na dem ci yoon lan moo tax bu fekkee amul lu muy tiit na dem ci yoon mais yow da nga fàtte ne yoon boobu noonu Ousmane Sonko opposant la radical première position jàkkaarloo ki nga xam ne il est le chef de l'État ba pare nekk le président de l'APR parti politique lan moo tax Macky Sall mosul nangoo jóge ci bopp APR question boobu mës ngeen ko posé wu seen bopp lan moo tax Macky Sall nanguwul jóge ci direction APR ci bopp parti bi donc question yooyu lay posé ñi nga xam ne ñooy wax naan Ousmane Sonko bu dee amul dara lu muy nëbb na dem ci zone ñun ñëpp xam nañ yoon ni muy doxee ci Sénégal boo bokkul ci ñoom nekkoo kilifa gu ñu am lu ñuy seet ci yow amoo yenn alal yi boo demee ca yoon da ngay dee doo mën a wax ba am dëgg ak loo mën di indi dëgg moom doo ko am jarul sax ngay sonn yow booy dem rek yóbbaaleel say bagage ak say yëpp fas yéene xam ne di nga yàgg ca kaso
ndax duñ la àtte ci dëgg. ñi nga xam ne ñooy wax justice am na ci Sénégal nañu xoolaat schéma bi président ba ci procureur ba ci juge yi ñen ñooy joxe les ordres. Policiers yi nag pour man ay victimes lañ comme ñun les Sénégalais lambda. Les policiers ce sont des victimes comme nous ay victimes lañ man duma leen amputer benn responsabilité duñu ay responsable ci dara dañ leen sant ay ordre ñoom ñoo apte pour servir pour la nation am ay kilifa yu nekk ci seen kaw di leen sant te sañu ñoo wax waaw wala déet exécuter rek lañu leen sant exécuter un point par su opinion soxlawuñ ko. Un homme de loi amul opinion amul lu muy joxe xalaatam du ko joxe li mu sentir du ko wax. Donc ñooñu duma leen amputer benn responsabilité man je suis avec les forces de l'ordre de 100% parce que duñu dara ay victimes lañ defuñu amuñu benn responsabilité bu ñu endossé ci tout ce qui se passe dans ce pays là. Dafa am ñu nekk ci seen kaw di leen sant ñuy def ñooñu ñooy responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. ku ko wax nga dëgg ku ko waxul nag da ngay wax lu la neex ak koo mën a doon parce que président mënul yor direction magistrature de la justice bi di nommer juge yu ko neex jiite nekk kilifa procureur nekk kilifa ministre de l'intérieur nekk kilifa ministre de la justice ba pare ngeen bëgg ñoo wax fi ay justice am na ci Sénégal. am na ñoo xam ne bu ma leen di dégg dama naan ñii mais est-ce que ay nit lañ est-ce que ñoom jël nañ seen bopp ñu teg ko ci place yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy torturer di leen sànni ci kaso bi est-ce que ñoom am nañ mbokk moo xam ne mi ngi ci kaso bi est-ce que dund nañ li gars yi dund. bu Sénégal nekkoon réewum justice policiers yi du ñu jóg di dem ci foo xam ne ay militants nit moo fa nekk ak ay militants di fa semer la pagaille parce que li am yëpp dafa am ñu ne ci kaw ñu leen di sant man je suis avec les forces de l'ordre 200%. dañ leen a sant ñu def li ñu leen sant ils n'ont rien à voir avec cette politique là politicienne nga xam ne ay nit ñoo nekk ci gannaaw di leen pousser ci kaw leur propre frère malgré ñoom même bu fekkee ne mënuñu ci dara lu ma leer ba leer boo duggee ci seen biir am na ñoo xam ne lii xew neexu leen mais ñoom dañ leen a tënk amuñu opinion amuñu avis dañ leen di wax def leen ñu def te booy xool ñoom ñoo ñu gën a sonn téeméeri junni yoon ndax conditions yi leen war a teg teguñu leen fa toppatoo bi ñu leen war a toppatoo wuñu leen ñoo ñu gën a sonn ñoo ñu gën a am lu leen naqari mais comme ils ku ci jóg wax balaa 30 minutes ñu génn la ci police bu dee gendarmerie balaa 30 minutes nga génn gendarmerie bu dee armée bi la balaa 30 minutes ñu arrêté la yóbbu la génn la dàq la donc man ñoom ay victimes la comme les Sénégalais lambda dañ leen di utiliser di leen pousse ci peuple bi ñuy def ay ordre yoo xam ne nii du seen xalaat du seen i pexe du seen i jëfin dañ leen koo sant te ils sont obligés ñu def ko parce que dañ leen a tënk donc ñiy wër di ngal-ngal yi ci télé yeeg rajo yi naan non bu di fekkee amul lu muy nëbb na dem justice naa fekk mënta weesu loolu ñun ñëpp xam nañ justice bi ni muy demee ci Sénégal xam nañ ko ñaata baadoo la ñoo ne ci kaso bi ci lu ñàkk fayda fan yee passé maa ngi leen di wax naan di ñaan le président Macky Sall mu libéré ñu ne ci kaso yi te ay tuuma rek moo leen fa bàyyi wax naa ko temps yee passé tuuma kese tuumaal rek jàpp sànni ci kaso bi fàtte ko fa parce que amul bàjjan amul baay amul ndey ju am kàttan mën a jóg ni hey sama waa ji génn leen ñi nga xam ne dañoo am pouvoir ci Sénégal ñëpp dañ leen a bàyyi ñuy def ay tuuxi doon ñu di leen libérer tranquillement sans problème du ñu yàgg ci kaso bi bari na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ay tuuma li dal Ousmane Sonko bi moo leen dal daf maa bëggoon siif wala daf maa siif kese te ñu bàyyi di wax naan nañ def test ADN Sénégal nee nañ leen amul capacité def ay test ADN amuñu ko lenn lañ mën a def jël dossier bi envoyé ko à l'étranger ñu defal leen ko mais Sénégal amuñu ay machines yow koo xam ne amoo sax machine dialyse sa hôpital yi amul dara lu fa baax ngay wax ay waxi test ADN xam ngeen lan mooy test ADN il faut ñu arrêter di nekk di jouer avec la conscience des gens nañu wax dëgg gi wala ñu noppi soo mënul wax dëgg da ngay noppi nga bañ a wax di feeñ ñu xam ne yow mii am na leneen loo bëgg Ousmane Sonko n'est pas un ange tombé du ciel
il peut faire des erreurs encore une fois comme tout le monde amul benn être humain boo xam ne ni yow mën nañ laa wax ne yow doo def erreur amut talee ko ci man mi gën a xeebu ñàkk solo ba ci ki gën a kawe ci kaw ñëppay defi erreur waaye réew mi ñu nekk Afrique gi ñu nekk justice bi indépendant wut ndax procureur moo parquet bi amul indépendance totale. Amérique Donald Trump bërki démb bi mu fi nee na armée bi jóg dal ci kaw population lan la ko waa armée bi wax xoolal bu ñu fontoo ñun affaire politique suñu yoon nekku ci lan la def dàq kam fa tegoon exemple la ngi noonu bu pataan boomu nee armée bi jóg leen ngeen def nangam kooku ki jiite armée bi dana ko xoolal bu toppal fële la ko wax defuma du ma dem di dal ci loo xam ne sama yoon nekku ci affaire politique la réglé leen ko seen biir mu xëy dàq ko donc li ñuy ñaan le président Macky Sall way wi rafet na ba pare def na li mu waroon def jaar na fi mu war a jaar yegsi na ba fii na ko rafetal na bañ a déglu naa fekk yi ne ci gannaawam nga xam ne seen njariñ rek a leen intéressé seen njariñ rek a leen intéressé seen bëgg-bëgg bopp rek a leen tax a jóg Ousmane Sonko mii ngeen di bëgg a éliminer jàng leen ci bërki démb Yaya Jammeh nan la defoon éliminer ñëpp tëj ci kaso bi fan la mujj benn baro bu mel ni man nga xam ne kenn xamu ko woon kenn xamu fu mu jógee moo ñëw jële ko ci nguur gi yàlla mi ngi fi pexe yoo mën di def yàlla mi ngi taxaw di xool moom mooy organiser le débat da lay bàyyi nga teg sa plan ba pare mu ne la sawaay du demee nii ma wax lay demee donc ne sénégalais yi ne ci télé ak rajo yi di wax dëgg Ousmane Sonko moom biir na ko ne bu demee ci yoon du am dëgg ba alaa yow mi diin fii kan nga fi mës a gis mu nekk ci opposition bi dem ci yoon am dëgg kan nga ko mës a gis kan limal leen ma benn surtout nga mel ni Ousmane Sonko nga xam ne dangaa taxaw dëggal sa tànk xeex jàkkaarloog ñoom ne leen nii la doo mës a am dëgg jarul ngay sonal sa bopp foo mën di dem ci justice Sénégal yi recours boo mën di def dañ lay débouté opposition bi mës sa def recours wala ma def demande ñu accepté ko mësul nekk parce que nekkul ci république républicaine nekkul ci république boo xam ne ni justice bi day am liberté totale di jël ay procureur président waru ko nommer procureur dañ ko war a bàyyi mu am liberté indépendance totale di décider comme il veut si bu defee gisee ne c'est nécessaire yéen nag les soi-disant opposants yéen laay waxal sama wax ji na ngeen ko bind ngeen téye ko Ousmane Sonko mooy dernière ligne de force bi mooy camp Ousmane Sonko mooy dernier campement bi nga xam ne ñooy résister bu ñu daanoo c'est fini ku fi waxati waxi opposition dañ lay fekk fa nga nekk tëgg la mbéj noq la ci kasa bi te dara gi ci dut man Ousmane Sonko mooy seen dernière ligne droite moom rek a leen jaaxal dernière ligne droite bi moom la bu défense boobu daanoo c'est fini Sénégal nekkatuñ ci république parce que mënumaa xam ñu nekk ci république boo xam ne nii amul opposition amul fenn ci àdduna bi nga ne république républicaine la nga ne awma opposition comme tonton Macky moom dane woon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ci loolu la nekk ci logique boobu la nekk moom li mu bëgg mi ngi koy def de te am na ay tekkee di yoo xam ne ñoo koy defal mission bi mu soxla tekkee di yooyu li tax ñi di ko def seen intérêt tax ñi di ko def donc moom moo am borom caq du xeex ak borom baatu neen le président Macky Sall ñu ngi lay ñaan solennellement coow lii nañ ko teg ci suuf ñi li ngeen expliqué yëpp amul benn sénégalais bu honnête bu ci d'accord amul donc nag bu fekkee da ngaa def sa sondage xam ne li ngay tëral sénégalais yi d'accord ci da nga war a génn c'est pas honteux nga jël benn action gis ne action bi jaarul yoon nga dellu gannaaw c'est pas honteux hein du gàcce et puis yow looy am gàcce looy ñàkk am gàcce amu fi yow parcours bi nga def ba yegg si ci palais bi doy na ndam fu la neex toog ndamoo ko parce que néew na ci Sénégal waaye bul nangu yenn tekkee di yi nekk ci sa wet di la pousser pour ngay indi di yàq sa image kilifa diine yi tamit
ñu ngi leen di ñaan ñooy suñu kilifa bëgguñu di wax sax ci ñoom parce que boo waxee ci ñoom dañuy yëkkati débat bi yóbbu ko feneen mais responsabilité la ñu am bu énorme nag ñoo ëpp responsabilité sax Macky Sall parce que ñoom ñoo ne ñooy représenter l'islam ci kaw suuf ñooy représenter yàlla ci jàmm dañoo am responsabilité bu mag a mag a mag a mag boo xam ne danañ leen ko laaj ils vont rendre des comptes comme tout le monde ñu ngi leen di ñaan ñoom it ñu xool ñaari côté yépp ñu waxtaan ak ñoom ñu indi jàmm parce que jàmm moom ci la lépp xaj réew bu amul réew kenn mënu ko diriger Yaya Jammeh 20 ans la ne di def lu ko neex dafa xëy ak gars yi na ko basta keneen ak keneen nekk ci nguur pendant des années di matraquer le peuple di jaay doole di def lu la neex y a un moment donné da ngay wàcc par A par B Blaise Compaoré ku ko ëppoon doole amut ba muy jógee ci réew mi ay daw la fa jóge donc nañ bàyyi xel ci loolu te ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau yeeg télé yi di ngal-ngal yi nañuy wax te yàlla tax réew mii ñu nekk nii nga xam ne justice bi Macky Sall moo ko téye ci loxoom mooy patron bi lu mu bëgg loolu mooy am ñi ko bëggul nangu nag seen affaire la mais loolu mooy réalité Macky Sall bu ko neexee suba mu woo procureur ne ko wow arrête bas bàyyi mu sedd te day bàyyi mu sedd ndax moo ko fa teg bëgguma dugaat nag ci ce chien errant là de Maître El Hadji Diouf c'est un chien errant kilifa goo xam ne ni da ngay topp télé yeeg rajo yi rek nekk ci benn nit di ko coqi nekk ci deram bi di ko cof ni ginaar gu gis pepp di cof yaram naan ko nii di ko coqi Maître El Hadji Diouf amal jom gëmal yàlla yow doo nekkati dara ci Sénégal xamal loolu xanaa nga dem la nga mujj ci Macky Sall mu fal mais bu dee population Sénégal rek dara dootoo ko tekki ci Sénégal parce que yow dangaa wone sa mbaadoo la wone sa ñàkk jom topp benn nit rek naan ko ci topp ko ba kañ kii sa doom la mën naa ni sax sa sët la bàyyi doomi jàmbur ji ngir yàlla justice bi seen ni mu tëddee ci Sénégal bu jaaroon yoon nitu Ousmane Sonko yi duñ génn taxaw ci télé bi ne du fi am dañuy bàyyi justice yi def yoonam parce que xam nañ ne Ousmane Sonko deful dara mais xam nañ ne manipulation mën na am fu ne yow Sénégal ngay dem nit dem ci docteur fay ko xaalis mu defal ko certificat médical boo xam ne ni fu mu ko yóbbu dañ lay jël si tëj la te fekk defoo dara réew mi ñu nekk en Europe policiers yi dañuy xeex ak gars yi de manifestation yi de dañuy xeex waaye bala ñuy xeex dafay fekk ne manifestation ñiy manifester ñoo njëkk a commencé hostilité yi ñoom ñu soog a répondre mais fii manifestation même buñ ko autorisé wul dañ lay encadrer couvrir la ba nga yegg fi nga yegg wax li ngay wax ñu ne la acc ñëpp na ñëpp ñibbi soxlawul xeex soxlawul dóor yéen policiers yi suñuy frère lañ ñoom ñëpp ci kër lañ génnee sol seen tëj ay nit lañ donc xam nañ ne mënuñoo xeex liñ leen di sant mënuñu ci dara mais nag nañuy jéem a xaw a dawal tuuti compréhension booy yi li ñuy xeex nii seen njariñ la ñoom parce que ñoom ñoo gën a sonn ñëpp ñoo gën a am ay problème te ñoo ëpp risque donc ñun ñu ngi ànd ak yéen waaye des fois jàmmarloo bi ni ngeen ñu dimbale ngeen éviter ñu ko waaw maa ngi baalu ak ñëpp dama ne woon mbirum Sénégal moom dama cee raxas woon ba set parce que dama bëgg peuple boo xam ne ni bu wax jotee dafa war a wax bu jóg jotee mu jóg régler li muy régler delluwaat ci kër mais peuple boo xam day toog rek ñu di la minute bu ñu romb la tëgg la mbéj nga ne noo garaawul sa bopp et puis ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi naan non dañoo soof ñu ngi may yàqal sama lii ma làq yow da nga am dara boo amoon dara di nga nekk ci mbedd moomu di walaakaane di sàkku as tuut bu nga war a ñëw xeex comme ñëpp ngir bu ëllëgee nga jóge ci table jooju dem ci boutique au lieu que nga war a xeex pour jóge ci table dem ci boutique nga naan non ñii dañoo soof dañoo war a bàyyi seen manifestation faaw mu am ci réew même en Europe nga xam ne lépp yemb na sax manifestation dafay am Europe ñoo leen ëpp condition téeméeri junni te dañuy manifester démb rek fii xoolal fi premier ministre bi fi muy nekk démb rek manifestation am na fi te déggoo dóor déggoo yàq nañ jéem a civiliser tuuti waay te ñi nga xam ne ñooy nekk naan ay dañuy yàq nañ bàyyi li ñuy def nañu ñëw xeex ànd ak nit ñi xeex dëgg taxaw ci Sénégal ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf maa ngi baalu àq ñëpp nag